ci waxtaan bi waaye politique la ñu gën a waxtaan ak yow ndax da ngay militer ci APR di parti président Macky Sall Maïmouna Ndoye Seck sax ñu déggoon sa tur génn ci ku war a jiite liste Benno Bokk Yaakaar élection législative yi yëgoon nga ko wala da nga caa ne woon ñu faase ko lu xew. Babacar da nga ne damay militer ci APR may wax ne yàlla def na militer gu ma ci APR. njuumte la am nga mouvement am naa mouvement boo xam ne bu jàppale président Macky Sall. waaw li nga wax nag information bi nga wax sànq muy loo xam ne samay mbokk ak samay am di jàmm ñu ci bari woo nañ ma ci ñi yónnee ma si ay message dafay information boo xam ne man sama bopp xaw ma fu mu jóge ndax dama tëdd ba minuit passé. fii la jóge ñun am ku ma yónnee information ne ma félicitation ma ne ko ci lan mu ne ma nee na ñi yaay jiite liste Dakar ma ne ko loolu da xëy na ñu ma yéene la rek ndax kuy laata diriger liste da ngay déposer sa candidature man nag yàlla dafa def président Macky Sall ba ma àndeek moom ba tey mosuma ko laaj dara pour man te du tey lay commencé. waaye nag bii nag laajul kenn nee na mooy tànn. ba may mosuma ko bañalit dara li tax ma di ko leeral démb dama dégg ci seen benn débat benn nit ne man maa décliné may leeral ne président Macky Sall lu mosuma dénk dara ba ma bañal ko wala ma delloo ko te du tey lay commencé kon nag li ma mën a jàpp daal ndax kenn xamagul ku nekk ci liste li ma mën a jàpp mooy déposé wu ma candidature pour nekk député te kenn waxuma fu ma war a nekk ci liste ba koy diriger. ñu bëri sax bi ñu déggee xibaar boobu jaaxal na leen Maïmouna Ndoye Seck tête de liste Benno Bokk Yaakaar département bu Dakar ñu bëri mu jaaxal leen ndaxte ci wàllum politique moom ni ko Babacar di waxee tojoo fenn représenté lu bëri booy war a mën a jiite liste départementale Dakar. xam nga toj fenn ci urne lañ koy xamee élection du lu ñuy def ci réseaux sociaux du lu ñuy def ci rajo vote la boo xam ne nit ku nekk suñ la fekkee say mbokk. fekk la fa nga bokk ak say am di jàmm dinañ xam ndax toj nga fa dara wala tojoo fa dara. mais politique du rek say mbokk say am di jàmm loolu yomb ñëpp am nañu bokk am nañu am di jàmm loolu laa la wax ne la base boobu ku ma fekk fa ma dëkk fekk ma ci samay nit ni nga xam li ma am ak li ma amul. fuy sa base. Dakar mooy sama base. kenn xamul la fi ndax Dakar laa juddoo moo tax ma ne la fekk ma fa. fekk ma fa ma dëkk soo ma fekkee fi ma dëkk ay meeting ay dajaloo gis nañ ne nga ci def waaye dafa fekk ni Dakar moo metti ci politiciens yi ndax taxawaay biñ ne Khalifa Sall am na ko fi loolu nu ngeen koy lijjantee. xam nga li ma doon wax sànq rek ne leen mbirum élection du ci rajo du ci télé du ci réseaux sociaux urne la voix benn ak benn la ñuy compter ku ëppale jàll kon nag li am solo mooy sooy dem ci élection dafa am ñoo xam ne ku ne far nga ñi ci des nag dañuy déglu li ñuy déglu mooy ki leen gën a yey te liggéey boobu la ñuy liggéeyal président Macky Sall dem ci nit ñi wax leen li nga xam ne moom la fi liggéeyagum ak li mu mébét ci Sénégal ndax ñun dañu am programme bu ñuy wane te déggagu leen fi à part liste Benno Bokk Yaakaar bi la ne dañuy jàppale président mu am majorité pour yeggali li nga xam ne moom la soumettre Sénégal soumettre leen ko ba depuis ba mu nekkee candidat élection présidentielle mu doon yoonu yokkute mu nekk président transformé ko programme gouvernement muy plan Sénégal émergent Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne ñooy jàppale président di liggéey pour mu am majorité assemblée pour mën a yeggali loolu mu mébét ci Sénégal beneen liste ban moo fi waxagum lan la bëgg a defal Sénégal bu amee majorité campagne jotagul waaye xam nga du campagne la ñuy xëy na si la ñuy toj yëf yi waaye fi mu ne kenn nangoogul a discuter programme ay waxu nit la ñuy discuter wala puusal ma toog wala naa jéem a jiitu benn liste pour am ci plus fort reste yi moo tax ñu yegg ci 49 liste ndax kenn wutalul Sénégal ñi ci ëpp ñëpp seen bopp la ñuy wutal naa jiite liste rek pour mën a am poste député. finalement nee nañu ministre de l'économie et des finances Amadou Ba di militer ca Parcelles moom la ñu tànn mu nekk tête de liste Benno Bokk Yaakaar pour département de Dakar donte sax am na ci biir parti bi ñoo xam te ne ñi xaw a dingat ak yooyu ndax yàggu fii ak taxawaayam ak yooyu dëgërul noonu yow naka nga gisee choix boobu ci Amadou Ba ndax gis nga ne mën na war a mën a tax ngeen am ndam ci Dakar ni mu nar a méttee. xam nga dama la wax sànq ne la bu la 9 jotee
ba ñu publier liste yi si la ñuy xam ku nekk ci liste ku nekkul ci liste. mais loolu wér na Amadou Ba moom wér na. fi mu toll daal ku nekk dafay suppité. di wax li la sa xel may. kon gëmugoo loolu ne loolu laa Amadou Ba ko jiite ci Ndakaaru benn bokk yaakaar. gisuma liste. donc mënuma wax ne mënuma dëggal mënuma infirmer. est-ce que loolu jaadu na yéen ñi nga xam ni yéen jëflante ak Macky Sall ak léegi Amadou Ba fële ci làng ñu ne tabb nañ ko est-ce que loolu yéen d'accord ngeen ci. xam nga dama la ne man yàlla dafa def ku ma fekk feroog daje bi ñu def dimanche waa mouvement gunge Macky Sall li ma leen wax mooy ne kuy gunge nit doo ko sàkkal yoon te ñun président li ñuy gunge ci yoonam képp ku mu jiital dinañu mobiliser jàppale la ba ñu président mën a am ànd ak majorité bu nekk assemblée boo xam ne dina ko may mu yeggali politique bi nga xam ne moom la commencé te politique boobu di njëriñi Sénégal président nag moom moo mën a apprécier ndax candidature yi bari woon nañu bari goo xam ne ba loolu moo tax moom ci boppam ak leaderu Benno Bokk Yaakaar yi ñu concerté wu ñu suspendre réunion yi nga xam ne moom lañ doon def ci région yi ndax amaana bu fekkoon ne woon ñëpp arrivé nañu trouver consensus bu boobaa moom du arbitrer buñ ko mettre nag ci position boo xam ne dafa war a arbitrer la mu arbitrer dañ ko koy nangul te yow gëm nga loolu Amadou Ba mooy ki gën mooy meilleur profil bi ngir ndamu Benno Bokk Yaakaar ci Dakar gëm nga loolu yow. gëm naa ne liggéey bi ñu ko su fekkee ne sant nañ ko liggéey boobu gëm naa ne mën na ko te équipe xam nga capitaine su may wax dama koy misaal ci équipe bu football capitaine équipe ba du forcément que ci dàq football dafa am loo xam ne moom mooy tax ñu def ko capitaine noonu laa jàppee ki nga xam ne moom la ñu placé ci kanamu liste parce que liste foo ko gisee rek foog mu am ku nekk keneen topp ci ça ne veut pas dire que ki ñu njëkk a lim moo ëpp importance ki nekk ci 7e place bi man noonu laa ko jàppee. mais dafa am équipe boo xam ne moom la président teg ci Dakar seetlu bi may mën a ndooy sekk mooy Macky Sall daa mel ni bu dee tabum jigéen ñi nga xam ni moom la ñuy defal promotion jigéen ñi ci wàllu élection at yi yëpp weesu jigéen ñi daal moom dafa mel ni farataalu leen ndax yow mi ñu doon tudd ne jiite nga liste bi nee nga sàkk woo ko te déposé woo candidature te itam yu ni mel dégg lañ sànq expliqué waaye ku ci mel ne Aminata Touré itam ñu ni turam nekku ci finalement yéen ñiy jëflanteeg Macky Sall di ko jàppale ci liggéeyam tey dooni soxna est-ce que li ngeen yelloo ma ngi leen koy jox dëgg-dëgg. foog yaakaar naa ko bu baax a baax damay dellu si waat rek ne la xaw ma ku nekk ci liste ku nekkul ci liste donc mënuma firndeel ne premier ministre Aminata Touré nekkul ci liste waaye li ma mën a fàttali nit ñi mooy ne président Macky Sall dafa fi tabb premier ministre bu jigéen mooy soxna Aminata Touré ku ñëw ci gouvernement bi xool poste yi nga xam ne moom la jigéen ñi occupé du poste yi nga xam ne traditionnellement moom lañ naan dénk jigéen su ma jëlee rek man sama cas bi ngeen di wax naan président xëy na daf ñu fonkul ñaari poste ministre yi ma dénk yëpp man maay jigéen bi ko njëkk a occupé pratiquement parce que maa fi njëkk a occupé poste ministre de l'énergie nekk jigéen maa fi njëkk a yor transport aérien nekk jigéen bu ñu xoolee yeneen poste yi muy élevage di promotion des investissements di santé yooyu yëpp ay poste fonction la yoo xam ne dañu am solo. yëpp mu diñ ci wàllu politique tamit boo xoolee conseil économique et social et environnemental jigéen a fa ne te ni ma ko waxee sànq ay équipe lañ fi teg rek amul tey bu liste yi génnee dinañu gis ba xam ndax am na liste yu jigéen jiite wala am na yu jigéen jiitewul waaye jiite bi pour man du li ci am solo li am solo mooy nañu def comme ku nekk ci sport collectif nee naa sport collectif benn nit mënul gagner ñi ci des perte on gagne ensemble ou on perd ensemble noonu la ñu war a jàppee liste yi nga xam ne dañu dem ci dëkk yi pour wutil poste. mais madame la ministre Aminata Touré du n'importe qui quand même ci parti bi ku nekkoon directrice de campagne Macky Sall 2012 nekkoon premier ministre ak envoyé spécial jamono ji du n'importe qui li mu représenté gi koy tey bu ni lam-lamee nekkul ci liste yi moo xam la liste proportionnelle wala liste départementale est-ce que loolu du poser problème du indi ci jaaxal ci xel yi. xam nga la Aminata Touré wax ak président wala la mu seq ak président man xamuma ko parce que dama leeral ci bi may door ne leen man nekkuma
militant wu APR la nga xam ne Aminata Touré moom lay liggéey ci APR te président fonk ko lool def ko premier ministre defe naa ku jël nit def ko premier ministre kenn mënul wax ne fonk la mu jóge ci poste premier ministre mu jël ko def ko envoyé spécial defe naa kooku cër mënul weesu loolu te man damay yàgg di wax ni nit koo xam ne saa yuy séddale bu la joxee ak bu la joxul yaa ngi ci xelam waroo xëccoog moom dara te loolu laa jàpp te defe naa ne soxna Aminata Touré tamit loolu la jàpp. waaye boobu ba léegi yaa ngi naan nekkagoo militante APR nga sos sa mouvement bu tuddee ko gunge Macky léegi looy xaar pour soobu ci APR wala doo ca dañ ca dem wala doo ca dem. bu jotee rek danaa ci dem waaye fi mu nekk nii ni ma ko waxee rek liggéeyal Sénégal mooy gën a am solo ndax fi ñu jëm dafa weesu ñun ñi dafa weesu Babacar Fall weesu El Hadji Ndiogou weesu ñun ñëpp fi ñu jëm mooy ku nekk na ngay jàppe fenn pour ñu développer Sénégal loolu nag ku ci nekk noo koy defee yow yaa koy gën a xam terrain ba nga xam ne fa nga yaakaar ni foofu nga war a gën a mën a liggéeyee te damay fàttali ne gunge Macky Sall dafa nekk rek benn structure association boo xam ne dañ ko former pour jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi ñu tirer profit de la politique du chef de l'État muy association boo xam ne dafa nekk genre incubateur ñu formé gum ci lu mat juróom benn GIE boo xam ne ci la xale yi di liggéey ci la jigéen ñi di liggéey ñu am mébétu créer mutuelle de santé amit mécanisme de financement bu ñu permettre ñu jàppale nit ñi ñu liggéey loolu defe naa gënu la ñàkk solo dugg nekk militant wu parti ñooñu nag nga xam ne ñooñu la ñu àndal ci association boobu nga xam ne mooy tudd GMS ñu def ko benn une mobilisation solidaire une grande mobilisation solidaire xale yooyu ak jigéen ñooñu ci ne ñoom ñoo ne dañu bëgg jàppale président loolu moo wund mouvement gunge Macky Sall. en tout cas coowal Ndakaaru moom mun nañ cee ñàkk a jóg léegi ndax nu ngeen koy gañee ñu jaaxal gis nañ ni yow Médina ku ko jege nga waaye Médina googu muy yow di Seydou Gueye du ñoom Youssou Ndour jéem ngeen fii pexe waaye Bamba Fall booy boobu jàpp leen ñoom ñëpp kottandoo daanandoo est-ce que am ngeen ci pexe bii yoon. Babacar dama la bëgg a fàttali dernière élection bi ñu jógee moo doon référendum bi. te seetal rek ku kottoon moromam ak ku daanoon moromam. mais référendum du élection bu tax ñuy wax parce que waa wala déet la woon alors que du élection populaire boo xamante ne waa wala déet la rek. la woon ba yàlla yóbbalawaat ñu ci te Ndakaaru du Médina Ndakaaru du Médina Ndakaaru dafa jógee Cambérène Yoff Parcelles Assainies Grand Dakar 19 communes la Ndakaaru te fi mu ne élection bi ñu jëm pour gagner département Dakar la te bu ñu ci yeggee. le 30 juillet ci bu ngoonee dinañ xam ne Benno Bokk Yaakaar ni na jël ndam li fii ci Ndakaar. yaay ministre transport aérien ak tourisme dañuy wax nag ci tuuti sa liggéeyu gouvernement bi ak bañ la fi mujjee invité ci RFM matin ñi ngi doon wax wàllu compagnie bu bees bu Sénégal di moomal boppam boobu ak léegi est-ce que ay jéego ngi ci am. waaw jéego yu rëy a ngi ci parce que bi ma fi mujjee. dama leen waxoon ne ñu ngi lancé benn étude boo xam ne moom moo ñuy may ñu xool compagnie boobu naka lañ koy tegee ci anam yi nga xam ne moo gën ba du mel ni compagnie yi fi amoon yiy dund ñaari at ñetti at dee étude boobu pare nañ ko ba nga xam ba choisir dëkk yi nga xam ne fa la ñu war a dem ndax loolu dafay am lu am solo. kan ngeen bëgg a def partenaire stratégique ci compagnie yi mag yi nekk ci àdduna. xam nga partenaire stratégique du loo xam ne daf ñu omnibulé li nga xam ne moom la ñu nar ci compagnie boobu mooy def ko compagnie boo xam ne Sénégal intérêt Sénégal moo ko tax a jóg donc avec ou sans partenaire compagnie boobu dañ koy teg loolu la ñu avec le privé da ngeen leen ci boole doom homme d'affaires sénégalais investisseurs yi ñoom seen taxawaay ci mbir mi nan ngeen fas yéene liggéey ak ñoom ci compagnie boobu Air Sénégal SA. loolu la ñu bëgg privé nationaux yi dugg ci présidence de la république daf ñu ne sax nañu lancer prise de participation populaire muy sénégalais boo xam ne dafa bëgg a dugg ci société bi mu mën ci dugg waaye loolu yëpp dafa laaj
ñu yeggali liggéey bi nga xam ne moom la ñu def. ñaata temps lay jël finalement. fi mu nekk nii moom si loolu laa nekkoon étude boobu ñu doon def pare nañu ko ba tracé dëkk yi nga xam ne foofu la ñu jàpp ne fa la ñuy dem ak type avion yi nga xam ne moom la ñu war a jënd pour dem ci dëkk yooyu. Sénégal Airlines daawul génn Afrique est-ce que Air Sénégal bi ngeen bëgg a sos dina dem Europe dem Asie dem États-Unis. incha allah Air Sénégal dina commencé ci 2018 bi fas yéene nañ dem Paris. kon 2018 lay commencé di. 2017 la ñu bëgg Air Sénégal commencé naaw ndax wax naa ko waxati ko bëgg nañu bés suñuy ubbi aéroport international Blaise Diagne muy le 7 décembre 2017 compagnie bi avion wu compagnie Air Sénégal naawee AIBD. mais loolu soreetul de fii ak ay weer juróom-benn weer incha allah si la ñu fas yéene ubbi mais ngeen bëgg a foofu Ablaye Wade dafa njëkk a wàcc nag. waaw dem leen xam nga yéen ñëpp gis ngeen condition yi nga xam ne moom la fa Ablaye Wade wàcce xam nga ko fekk ñuy tabax tali gas rek teg fondement nga ñëw ne dama ciy wàcc bu la neexee nga jël ses risques waaye aéroport boo xam ne aérogare bi pareegul tour de contrôle bi yéegagul ku ne aéroport boobu pare na da ngay nax sa bopp mag nag bu bëggee texaan boppam kenn mënu ci dara waaye ñëpp xam nañ ne ñi fa demoon ñi dem aéroport bi y'a 1 an sax gis nañu situation bi mu toll woon. waaye nag pour wax ne maa ko pare rek nga wàcc fa loolu yomb na. moom Ablaye Wade moom ñu bëri ñuy jàpp ni moom la ñu waroon tuddee aéroport bi loolu dafa mel ni yëkkati woon nañ ko fi yéen gouvernement bi ndax di ngeen soppi tur bi jox ko comme wala Blaise Diagne gi ngeen koy bàyyi. loolu nag dafa dépassé samay prérogative dama koy bàyyee président Macky Sall. li nga xam ne moom laa bëgg a yeggali ci compagnie bi mooy ne avion yi nga xam ne moom la ñu war a jënd définir nañ ko ba pare. Airbus wala Boeing te fekk fin du mois Airbus wala Boeing fekk fin du mois. bu ñuy signé contrat bi fekk fin du mois ni ngeen xam ndax Airbus lay doon wala Boeing parce que première contrat bu jël ñaari avion yi ñu war a njëkk a jënd. ñaari avion gàtt ñaari yi ñu war a njëkk a jënd. jënd wala loué. yi ñu war a njëkk a jënd fekk fin du mois. contrat bi dinañ ko signé. mais madame la ministre en parlant de avion justement avion Sénégal Air bi fi daanu woon boobu ba léegi enquête bi fu mu toll waxtu wi parce que mi ngi bëgg a yàgg léegi mët 2 ans septembre lay am 2 ans enquête fu mu toll ci wàllu. enquête bi mën nañ ne presque pare na waaye damay fàttali ne enquête yu 2 ans du dara ci disparition avion surtout avion boo xam ne kenn gisu ko am na fi avion yoo xam ne ñoo njëkkoon disparaître avion Sénégal Air bi. ba léegi enquête yi kenn tëjagu ko waaye yaakaar nañ ne fekk mois de septembre balaa 2 ans yi di mat. ndax xam ngeen li ko daaneel ak responsabilité. rapport définitif bi dina génn. damay fàttali ne bureau enquête et accident moom moo xam li nekk ci biir rapport am te bu boobaa dina ko wax Sénégalais yëpp ñu xam ko. jërëjëf Maïmouna Ndoye Seck ministre tourisme transport aérien jiite mouvement gunge Macky jërëjëf ci teewaay bi yéen